jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci mi la ci xibaar tisbaar gi di ci gën a fees te ñu am yéen faram fàccee ko ca Ndar kuréel ga fa nekk ëmb aji feebar yi kontaan nañu seen i kàddu la njëkkati di ñaawlu taxawaay liggéeykat yi nekk ci hôpital ba geraw bi ñu dëkkee saa su ne moom la ñuy wax ne mëntu la wéy lu ni mel la ñuy sàkku ci kilifa yi ñu wax seen ndax yoon wi leen may ñu dem geraw yoon woowe moo leen may ñoom it bu ñu feebaree dem ci hôpital ba fekk fa liggéeykat yu leen taxawu ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom lañ ci rotal jafe-jafe yi réew mi dund jamono ji lu ci demee ne ñàkkum ndox mi ak sunu justice bi mu ne dafa gàll góose Mamadou Diop Decroix ma ngay woo askan wi ngir ñu jóg saafaral ko seen bopp ndax jël lépp wekk ko ci yàlla baax na waaye yàlla na fekk nga béy sa tool ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom la ci rotal pënd mi nag wuureegul ci junoo gi dox ci diggante Abdoulaye Pouy mi maire Mbao ak Abdou Karim Sall mi njiital ARTP nekkit responsable APR ci gox ba ci ab ndaje nag mu yaatu mu doon aw bu ñu woote woon forandoo Abdou Karim Sall yi yëkkati nañ seen kàddu daal di ñaawlu kàddu yi ne Abdoulaye Pouy yëkkati na ko jëmale ko ci Abdou Karim Sall te ñu jàpp ne ay kàddu boo dëkkoonte ci biir xeet la ci biir xibaar tam daa ngeen ciy dégg leeral ñu tukkee ci kii di Théodore Semedo umul xura ngir ñi fa xamul ab gox la boo xam ma nga nekkee fu la ci diwaanu Touba askaro fa dëkkee ñi ngay yëglu seen i kàddu lañ yëkkati ñuy ñaawlu jafe-jafe yi dund ci seen biir gox boobule lu ci demee ne ñàkkum yoon ñàkkum courant ba ci jumaa ji ñu jullee ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral ñu tukkee ci kii di Mamadou Makhtar Sarr bon mbokki li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum bismillah ci xibaar yi ca Ndar la ñuy fas yéene ubbee xibaar yi kuréel ga fa nekk ëmb aji feebar yi kontaan nañu seen i kàddu la njëkkati di ñaawlu taxawaayu liggéeykat yi nekk ci hôpital ba géréw bi ñu dëkkee moom la ñuy wax ne mëntu la wéy lu ni mel la ñuy sàkku ci kilifa yi ñu wax si ndax yoon wi leen may ñu ngir ñu dem géréw yoon woowee moo leen may ñoom it bu ñu feebaree dem ci hôpital ba fekk fa ay liggéeykat yu leen taxawu ab ndaje mu yaatu moom la ñu woote woon Doudou Diop ma wax ci seen kàddu ñu teewlu xibaar bi métti gi ñu hôpital bi di teg kenn du ko yëg ku dul population bi te hôpitalu Ndar waxuma ci Sénégal ci sous-région bi li ñuy grève kenn grève ko état bi def na lu mu mën ak lu mu mënul parce que ku politiqueul di wax yàlla rek di wax dëgg te yàlla tax daani ñaari régime yi fi mujj muy régime mu PDS ak régime APR def nañu ci secteur santé loo xamante ni tey kenn waratul woon sonn bu ñu sonnee kon bu ñu xoolati état bi man politique ma Ndar la ñu dëkk ñun ñëpp xamante nañu mais dañoo xool ni li tax ba ñooñu jotuñu ko du kenn ku dul syndicat yi ñu ko teg rawaatee na syndicat bii ci Ndar waxatuma loolu dañoo dem grève ba pare taxaw di lox nañ leen fay par force seen salaire te ñoom ñooñu gën a xam ni yoon mayewul nga dem grève ba pare bis yi nga dem grève nga laaj ko ñu fay la ko dem grève ba pare toog weer liggéeyoo taxaw naan di tàll sa loxo naan nañ la jox motivation te ñëpp xam nañu motivation mooy njukkal ndàmpaay pour waaw góor yow demoo dem grève ba pare taxaw naan nañ la ko jox loolu dañu bëgg mu dakk dem grève ba pare taxaw di laaj heure supplémentaire au moment que ameel nga askan wi waxuma ay heure mais des jours yoo xam ne liggéeyoo taxaw di laaj heure supplémentaire lii moo tax tey ñu teew fi ak ñu waa Gendar incha allah du yàgg parce que suñu droit la ñu nekk article 12 du charte des malades moo ni malade bi dafa war a participer pour la préservation et le renforcement de l'harmonie sociale au sein de l'hôpital et Inch'Allah on sera à l'hôpital pour que jàmm am ñun soxlawuñ lu dul jàmm si wàllu bees yi bi ñu gisee directeur xamal ko ni njëgu ticket yi fii de jafe na directeur def na lu mu mën ak lu mu mënul ba décider wàññi njëgu ticket yi pour que askan wi noyyi parce que ñëpp xam na ni tar na metti na mais ñoom syndicats yi ñoo ko bañ te incha allah daañu dem conseil d'administration ñii ñëpp ci conseil ba la ñu bokk pour fexe ba bu ñu demee wax ak directeur wax ak conseil d'administration ba njëgu ticket yi hôpital ñu delloo ko fa mu nekkoon ba ñëpp at. jafe-jafe yi réew mi dund jamono ji lu ci demee ni ñàkkum ndox mi ak sunu justice bi mu ne dafa gàll góose Mamadou Diop Decroix ma ngay woo askan wi ngir ñu jóg saafaral ko seen bopp ndax jël lépp ko ci yàlla baax na waaye na la fekk ngay ba sotol ndaje mi doon amal ci banlieue bi occasion la woon ci njiital AJ/PADS li mu daal di sàkku ci opposition bi ngir ñu jóg te xam ne waxtu wi jot na Mamadou Diop Decroix ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. affaire Cheikh Bamba. justice amatut Sénégal tama loolu du caageenu nit dafa contre président de la république bi fi ne moo tax mu di ko wax
c'est-à-dire lu ñëpp teg bët la. tey li ñu war a waxtaane mooy naka la ñu war a mën a def ba justice dellu siwaat Sénégal. inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. man yàlla mooy wax de yàlla man duma soppi dara ciw askan li feek askan wa soppiwuñu seen taxawaay. bu fekkee dañuy toog ci keppaar yi di naanukaayu attaaye di ñaxtu dara du fi soppi ko mën na sax kon bu fi Macky Sall jógee koo xam ne dallu Macky Sall la koy gën mën na fee toog ma xamal la loolu bu nu ci jógut bu nu ci jógee nag mu dugal ci loxoom yàlla dina ci dugal loxoom mu sotti. Sénat moom taxawut koo xam ne Sénat taxawaayam moo doon di seet ndax nguur gi mi ngi sàmmonte ak code électoral am sart yi ak ponk yi nga xam ne moo lal élection Sénat liggéeyam mooy di saa xool ndax nguur gi mi ngi sàmmonte ak loolu fu nguur gi jàdde rek Sénat war na ko bind ne ko jàdd nga defal lii loolee Sénat war nañu koo yëgal nañu parti politique opposition pouvoir dina noo wax askan wi ñu toppatoo ji mbiri carte yi jël carte yi waaye nag itam man jàpp naa opposition bi foofu foog mu xaw fee baral tuuti tànkam waaw foog mu xaw a waaxu ndax ñoom li ñu ne ñu ngi ci maanaam nu ñuy fexe ba gas pax mu xóot dugal suul ci processus électoral bu normal ñoom ci la ñu ne. bu amee nag ñu kontaanul benn yoon ci sunu justice bi ni muy doxee ñoom ñoo di kàngam yi faree ci grand njëkk di ñaawlu wóolu gi nga xam ne ni wóolu nañ ko Cheikh Bamba Dièye keroog ci samedi ji muy nag loo xam ne ni mënoon naa ñàkk ci ab réew muy wuyoo démocratie Forondo Malick Gakou ne lii xew ci réew mi rawatina suñu justice bi doy na waar lool te incha allah rab bu yàlla defee ñu jotee ci boppi réew mi daañu fi jëlee conseil constitutionnel daal di fi taxawal ab cour constitutionnel boo xam ne nii mboolem magistrat yi koy seq magistrat seen ji bopp ñoo leen di tànn Daouda Gueye moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro soxna Mami Diabou Gassama. ñun li ñu jàpp mooy Cheikh Bamba Dièye Barthélémy Dias ak képp koo xamante ni yaa ngi ŋàññi justice bi ak magistrat yi ba ci magistrat yooyu noonu ñoom ñëpp ay victimes lañ. ay victimes lañ ci régime bi nga xamante ni moom moo organiser les rapports entre l'exécutif et le judiciaire de telle sorte que citoyens yi mënuñu bañ a am njort lu ñaaw ci ne justice bii ñu yor du justice bu libre. moom moo tax ñun waa grand parti li nga xamante ni moom la ñu proposé dans le cadre du PAS muy le programme alternative Suxali Sénégal bi nga xamante ni moom la ñu fi bëgg a doxal bu ñu fi jëlee PSE bii nga xamante ni ñëpp gis nañ ay limitam dañu ne. Par rapport aux réformes judiciaires dinañu jële fii conseil constitutionnel remplacer ko par une cour constitutionnelle bi nga xam ki koy jiite magistrat lay nekk te magistrat boobu noonu du président wala keneen moom moo koy taxal fal wala kii mais magistrat yi ci boppam ci seen biir ñoom ñooy xool ku leen doy ci seen biir mu jiite affaire bi te itam bu boobaa itam dina tax ba nga xam citoyens yi dinañ am possibilité bu ñu amee benn rëq-rëq bu ñu sentir ci seen ak seen ay yelleef ñu saisir directement la cour constitutionnelle ce qui n'est pas possible avec ce conseil constitutionnel. dañ ciy ànd ak Cheikh Bamba Dièye di ko masawu tamit ci rëq-rëq yi ni ko kii parce que loolu indi loolu mënuñu ne tey kii c'est un député am immunité parlementaire ñu ñëw di violer la constitution di violer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale di ko convoquer n'est-ce pas donc à la police alors qu'il est couvert du manteau de l'immunité parlementaire te yaakaar naa ne bu yàggul dara loolu am na ci affaire Khalifa Sall bi am na ñeneen ñu mu dal moo tax ñun ñu ne bu dee dafa justice bi dafa ne ma nga xam ne kumba am ndey kumba amul ndey la nekk une justice à deux vitesses loolu du def lu dugal réew mi ci guuta ndaxte nit ñi duñ ko nangu te boobaa yaakaar naa ne fa muy yóbbu réew mi du doon fu ñu pënd mi nag wuréegul ci junoo gi dox ci diggante Ablaye Pouy Karim Sall mi njiite ARTP nekk responsable APR ca gox ba ci ab ndaje nag mu yaatu mu doon amal Forondo Abdou Karim Sall yi yëkkati nañ kon seen i kàddu daal di ñaawlu kàddu ñu ne mi ngi tukkee ci Ablaye Pouy jëm ci Abdou Karim Sall te ñu jàpp ne kàddu raciste la maanaam ay bodd konte ci biir xeet lay gën a nuru ñoom nag seen kuddu jàmm la ràcc ña ngay tàllal loxo Abdou Karim Sall ña ngay tàllal loxo kon Ablaye Pouy ngir mu ñëw fekk si leen ci yoon wi ñuy jël ngir fas yéene falaat Macky Sall ci élection présidentielle yi di ñëw su fekkente ne jàmm moom moo ko tax a jóg ndaje moomee Théodore Semido lañu fa yebaloon. génn bi nga xam ne maire bu Mbao Ablaye Pouy moom la def ci fan yi ñu génn neexul benn yoon ñu faree ci APR bu bokk moomeel boobu te àndax Abdou Karim Sall ñoom ñu ngi jàpp ne mbir bi sax dafa nekk loo xam ne mun na andi ay xeex ci diggante ay xeet ba yàq dalu réew mi.
parce que dafay yëf fitna kilifa dafay xam ne kilifa la. kon ñii ñuy woo seen i doom ñuy ñëw di toj saccagé te naa su jàmbur ñu ngi leen di sacrifier ñu ngi leen di jaay loolu kilifa gu nekk nag maa ngi lancé loolu waxuma sax mbaaw gépp mais Sénégal gi yëpp nañu yar suñuy doom tooñ bi ñuy tooñ nañ ko bàyyi parce que yoon ñëpp la fi nekkal jël sa doom ñu koy jël di ko jox ay 2000 francs ay 3000 francs muy dóor nit di ko gaañ loolu fi ñu ko teg loolu fu mu am yoon dafa war a jël ay responsabilités am te ku gis lii nekk fi tey xam na lébu yi ànd nañu ak Abdou Karim Sall te le moment venu lépp dana leer ñun saaga teewuñu xulóowuñu waxuñu wax ju ñaaw duñu tuumal aussi tamit kenn parce que kenn yarawuñu ko mais ñun xam nañ politique te xam na nañ koy defee kon loolu muy wax naan intimidation la day wax lu ko neex rek. ñoom sax ñu ngi sàkku ba tey ki ju jaraafu mbaaw Ablaye Pouy daal di xoolaat boppam te daal di ñëwaat liggéey kii di Abdou Karim Sall bu fekk ni dëgg-dëgg njiitu réew mi moom moo ko tax a jóg. dama ne la monsieur le maire tàllal nañ ko loxo su fekkee bëgg na jàmm na ñëw ànd ak Abdou Karim ñuy liggéey dëkk bii tàllal nañ ko loxo ñu ngi koy man maa njëkk maa koy wax te Abdou Karim daf may déglu li may wax daf may déglu tàllal nañ maire loxo pour mu ñëw ñu ànd coow li arrêté parce que mbaaw gi coow musu fi am Demba Seck politique na fi ba jeexal moom Mamadou Seck kenn musul rente kon moom warul ñëw tey jii rente di am ci dëkk bi loolu sax dafa ñaaw si nag ay lébu lañu mais lébu yi civilisé c'est lébu yi civilisé lébu nag ku ko yëg la xam kon réew mi si jàmm lay amee lépp Macky Sall ba muy jot réew mi si jàmm la ko amee ba ñii di xeex fële place de l'Obélisque da leen fi ñukk dem uti ji jàmm jooju mut moo tax yàlla jox ko nguur gi. génn ñiy fare ak Abdou Karim Sall am na gannaaw bi nga xam ne meeru Mbaaw ci fan yi génn dafa yëkkati woon ay kàddum di wax ne liñ ko convoqué gendarmerie gannaaw bi nga xam ne Abdou Karim Sall dafa déposé woon plainte te ñu yàqoon seen permanence du lenn lu dul tooñ ki nu ko yéen fi si diwaanu Mbaaw Théodore Semedo pour faj. jaajëf Théodore Semedo ñu ngi lay sant di la gërëm askan wa dëkkee fële ca Umul Xuraa ca Touba ñu ngay yëglu seen i kàddu lañu yëkkati ñu ñaawlu jafe-jafe yi nga xam ne ni moom la ñuy xale jànkonteel seen gox boobule lu ci demee ne ñàkkum yoon ñàkkum courant ba ci sax jàkk ñuy jullee dañoo profité nag ci benn ndaje mu ngi fa doon amal ngir dalal militant yu fàqee ci parti APR wàll ji ci parti démocratique Sénégal gannaaw ba ñu ko jaaree ci Serigne Assane Mbacké daal di sàkku ci kilifa yi ngir ñu wallu leen ndax jamono ji sonn nañu lool dañuy dem ca Touba Mbacké fekk fa Modou Makhtar Sarr. Umul Xuraa quartier la bu nekkee ci commune bu Touba waaye askan wi di dund gu déggan jamono yi ci meeting de ralliement bi ñu doon amal di ay militants yu fàqee ko APR wutali parti démocratique sénégalais jaare ko ci Serigne Assane Mbacké yëkkati nañ seen kàddu ci ndaje mi fësal seen i jafe-jafe bokk ci jàkk juñ mën a jullee ñàkkum courant yoon ñàkkum kaaraange. ñu yëkkati jàkk ji ba fii waaye mu mel ni doole ji ak kattan gi xaw na ci lott ba nga xam ne li nga xam ne moo war a yëgle itam waxtu julli yu jot loolu mel na ne xaw na fee jafe gox bi li nga xam ne mooy seen njàmba dëgg-dëgg mooy benn poto lampe bu nekk fii amul. sàcc bu ñu jàpp rek Umul Xuraa lañ ko jàppe ñu sonn lool nag jaaxle lool. di jafe-jafe yoo xam ne nag Serigne Assane Mbacké mi ñëwoon teewe si ndaje mi dëggal na ko. li nga xamante ne moom ngeen di jooytu muy courant ak yoon loolu dafa war te dafa jaadu. ndax dëkk bu toll ne maanaam Umul Xuraa tey boo fi ñëw da ngay sonn boo fi ñëw doo am foo jaar boo fi ñëw doo gis ndax dama ne lii du yoon. Serigne Assane Mbacké dolli ci ne lii day firndeel rek ñàkk mën tële ak cuune gu Macky Sall ak ñoñom wane jëm ci bëgg-bëgg askanu Touba. nga xamante ne mooy Macky Sall dafa war a geesu askanu Touba ndax gouvernement am askanu Touba gisuñu ci seen bopp te du yoon. te Touba mooy deuxième capitale bi war naa am ay forage war a am ay hôpital war a am ay dispensaire war a am tëli war a am courant war a am ndox parce que loolu mooy yoon. Serigne Assane Mbacké dolli ci ne dafa fas yéene wokk garaam bu bëm taxaw ci wetu askan wi xeex ba li ni mel jóge fi ndax jot na régime Macky Sall jox waa Touba seen cër. kon tey jii ñun lañ man rek mooy jooyal leen ko waxal leen ko bañ dégg ko ba def ko te loolu incha allah rabi. duñ ci jóg dinañ ci taxaw dinañ ci wax ba courant am fi ndox am fi hôpital am fi case de santé am fi case tout petit sax am fi lépp daal fi am incha allah rabbi
bi ñuy jeexal seen ndaje mi nag ñoom waa parti démocratique sénégalais ñaax nañu waa Umul Xuraa ñu xoolaat bu baax doxalinu ñi ngànk nguurug Sénégal ndax jamono yi dañoo ñëw di yëkkati ay koppar di leen ko séddale naan leen ay financement la te jubluwuñ ci lu dul bëgg ay signature ci parrainage bi. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. ñu dellu wax ci bëccëg bi ñu doon màggal démb jagleel ko wàllu garab diwaanu Sédhiou doon ci béy waaram ak ab ndaje mu yaatu mu doon amal fële ca Sassamba loolu sax doon occasion ci agent eaux et forêts yi ñu daal di ñaax askan wi ay yeleen ci gor gi nga xamul la ñuy gor garab yi ci àll bi dañuy dem ca Sédhiou fekk fa Lamine Bayo. bi ñu jéggal jëmbat garab bi def nañ ko ci commune Sassamba dëkk bu ñu ne Kamoya. lu ñu fa tànn ci garab jooju ñu koy tuddee beer am njëriñ ñu bëre ci askan wi waaye tamit yëngu-yëngu jooju def nañ ko ci ay yeete ak ay yedd ndegam gis nañ fu ñu toll ni jamono ji daggam mbant ak daay gi am na doole lool ci gox jooju. lu tax ñu choisir Kamoya d'abord population yi dañu farlu ci jëmbat garab deuxièmement li tax ñu choisir leen Kamoya dafa nekk ci diggante ñetti forêt classée bu Yaas te bari ak forêt classée Bujé ñetti forêt classée yooyu nit ñi dañuy dugg foofu di dagg di sàcc moo tax ñu aussi te am ñu benn matériel d'ailleurs bu ñuy jàppale bu amee feu de brousse nu ñuy def pour mën a fay safara bi donc loolu c'est un problème te doléance la bu may posé au niveau des autorités régionales donc loolu c'est important te tamit bu ñuy jëmbatee ba pare préserver lu ñu jëmbat c'est important donc moo tax jafe-jafe moom fépp la mu ngi fii bu ma ñëwee te doo leen gis te dañuy lëkkaloo ak population bi mais def nañu ci jéego def nañu ci liggéey parce que dañuy convoquer fii. bu ñu ñëwee jéem a utiliser sunu forêt sans autorisation dañuy jëngu tout un jëngumaan est un rebelle ici en Casamance. ki lañ leen jàpp bon arrêter les coupeurs de bois depuis lors amatul coupeur de bois ici. di fàttali ko àll yi nekk ci bëtu Saalum Sénégal ñoom lu leen sonnal jamono ji mooy ni que daggum bant bu am solo ak daay ji lool doon la loo xamante ni askan wi suñu jëmbatee da koy yàq Sédhiou Walfadjri radio TV Lamine Baye. biir moo di xeetu garab bu ñu jàpp nañ doon ko wasaare ci bëccëg bi nga xam ne doon nañ ko màggali tamit fële ca Ross Béthio commandant Dadiel Manga nekk ci Eaux et Forêts am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier. si niveau national ñu tànn benn garab bu ñu nee Sclerocaria beeri bër lañu ko gën a wooye mais boo seetee si gox bi dafa xaw a raar dafa mel ni léegi amatul boo duggee si biir am na feneen mais bëriwul ñi seet ne région Saint-Louis mooy région bu nga xam ne nguur bi moom la yaakaar si agriculture si nga xam ne ñun sénégalais ñu loolu la ñu gën a bëgg mooy kepp fii la ñu ko yaakaaree amee ñun ñu xool ñi ne am na benn garab bu nga xam ne mun na dooleel mun na maye doole pour que ou bien mun na jouer un rôle pour que autosuffisance boobu bu ñuy gouvernement bi sant producteurs yi am ñuy choisir garab boobu bu ñuy tuddee safara njëriñam mooy lan garab bu nga xam ne day aar suuf si parce que daf koy may doole c'est illégumineuse dafay tax suuf si du érosion du am éolienne comme érosion hydrique may tamit jur yi lu ñuy lekk parce que si zone élevage la ñu nekk agropastoral ñi ne bu ñu ko jëbbantee lu bëre xëy na jafe-jafe bu am yeneen saay si alimentation du bétail day wàññeeku tuuti parce que ñi mën nañu ko jëfandiku si garab boobu pour remplacer aliment de bétail ba nga xam ne non seulement dafa cher mais yeneen saay élection présidentielle yi di ñëw doon na la nga xam lu yittale imam ya nekkee fële ci diwaanu Pikine am ndaje nag mu yaatu moom la ñu woote woon ngir fesal seen mu péete jëm ci njiital réew Macky Sall waaye tamit sàkku nañ ci gaañ ñu gën a waxtaan te jàppal ne réeroo amul ñàkk waxtaan rek am ñaan nañ tamit ngir nawet bii di ñëw doon nawet boo xam ne nii nawet bu jaar ci yoon lay doon El Hadji Malick Niang bokk ci ñoom am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. situation politique bu amee ñun sunu wàll mooy bañ a far seet la rafet lay dëgg ñu wax ko ndax ne Sénégal bi opposé wu Sénégalais la Sénégal bi ñu opposé Sénégalais la te ñun bëgguñu benn Sénégal lor ndax ab julit maanaam bu ko war bokk julit ñun nag imaam yi ñëpp lañu moo xam opposition la moo xam pouvoir suñu sañoon
lépp loo xam dañ koy yëkkati ñu yëkkati suñu kàddu jàmmal ko mu dalal ko kuñ ci mën a waxtaanal ci néeg ñu waxtaan ak yow ci néeg kuñ ci war a yedd ñu yedd kuñ ci warul ñu waxtaan suñu biir xutba ne la yow mii kat wax dëgg yàlla yaa war a seetaat sa bopp ndax lii nga nekk kat soo ci continuer day indi fitna te al fitna naa imatu xat la ànd laaw man ay xasa yàlla na fitna day nelaw te day rëbb ko koy yëkkati kon du pouvoir bi du opposition bi bëgguñu kenn yëkk fitna ndax réew mi kat biy tàkk ñun dong la fi fekk kon ñu fi doon ñaan yàlla wàccee ndoxum barkeel ci bañ koon def benn ndox moo xam day lore kaddu yi ñu ngi ñaan yàlla mu defar jukko yi delloo ci waat nit ñi ba képp ku yëkkati sa kaddu mu rafet sa morom mën koo dégg ñaar réew mi xam naa ni pétrole moom egseegul waaye am pétrole indi pétrole am gaz indi gaz te ñaare muy xew-xew yoo xam ne bu xewee ci réew rek lu ci gën a bare ñi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na feeñ ak jàmm génn ak jàmm bare ak jàmm ñu xewloo ko jàmm ñu dem ba benn Sénégal dootu immigré ñu dem ba barsax ñu fàtte ko jàppale leen ci surtout maire de la ville Abdoulaye Timbo mënuñu ko fay dooleel nañu lool def na feet nag depuis li mu fi toog wax dëgg yàlla lu benn maire mu sa def di ñaanal nag président de la république nag ndax it wax dëgg gannaaw doole jën ndox et surtout moom li mu def sax li tax ñu koy ñaanal sax mooy danoo taxaw moom jàkkaarloo moom ni ko dañoo bëgg nga tabaxal ñu benn juma benn loo xam ne symbole lay doon pour la ville de Pikine moom mel na symbole bi nga xam ne moo am pour la ville de Dakar mu ni incha allah teguñu sa ñaari weer mu door projet bi ku dem jàkk ji syndicat xam ni dëgg jàkk yéene la. kennal yàlla ab kuréel la goo xam ne ni Mamadou Lamine Diop moo ko taxawal kuréel gi nag li ko tax a jóg moo di xeex ak bokkaale gi mu gis ne dafa bari lool ci réew mi ay bésu ñaan nag la ñu woote woon dañuy dem fële ca Fatick fekk fa Alassane Ba. ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu njabar ci Sénégal ñi le bokk ci daara kennal yàlla amal ay ñaan ci Ndiosmone bokk ci département bu Fatick ngir sunu borom aral ñu réew mi lu tollook at. non ci kattanu borom bi taara koo taala loolu dugg na ci année bi maanaam at mi fii tey bésu tey bi ba déwén ci vendredi 3 août la ñu dugal ci biir ci kattanu yàlla incha allah képp koo xam ne président da nga fas yéene sacrifier ay bakkan bu yóbboo nga noppalu buntu boobu tëju na ci kattanu yàlla incha allah voilà kuy dee bu naturel ngay dee waaw loolu mooy li nga xam ne moo ci waxuma kenn du dee ci réew mais yàlla moo lay rey ci ni mu ko soobee waaye du nit wala jinne maanaam mooy jaarale sa bakkan foofu buntu boobu moom tëju na ci kattanu yàlla tey la ko yàlla tëj. téere yi ndomb ak xarfa fuufa yi nga xamante ni dañu jàpp ni bokkut ci lu diine digle ba ñu koy jooy fu ne tax ñuy woo jullit yi ci ñu delloo si seen xel tàggoog seytaane ak jinn yu ñu àndal te bàyyi borom bi mu sàmmal leen boppam. voilà lépp luy wàllu shirk maanaam bokkaale mooy yàlla ak daara ji maanaam loolu mooy li ko tax a jóg pour jàppale jaamu yàlla yi ci lépp loo xam ni dañuy koy bokkaale seen borom mu nekk yàlla ak gisuloo ko yàlla ak sama ndomb bi yàlla ak sama béjjén yi yàlla ak sama yax yi parce que lii ngay gis ni koy liggéey njabarke yooyu nag ay jinne la ñu lëkkalool pour mën a doxal lii mais ñun ci yoonu diine ñu jaar diine nag képp koo xam ne da nga koy taxawal da nga koy ruuj comme ni ngay ruuje tool parce que lii mooy li nga xam ne moom bokk ci parce que dañuy jël téere yi nga gis ne alxuraan lañ ciy dugal ak ay turi jinne parce que boo xoolee ndomb gi lii béjjén la mais tey ji boo ko ubbi woon tey ji xaatim bi nekk ci biir da nga ci gis ay turu yàlla ak ay turu jinne yu ci nekk mélange boobu nag jinne moo koy jàngale moo tax ñu ciy mën a tas sëy di ci mën a noot nit di ci mën a yeew nit di mën a dàq nit ci place am ñun nag ñooy seen contrecarré waaw ñun ñoo ñi nga xam ne ñu leen gàllankoor ñun. daara kennal yàlla soobu ci xeex bi bu yàgg ngir dindi si xelu nit ñi lépp lu jëm ci njabar ak xarfa fuufa ne nañ seen xeex bi réewu Sénégal ak Gambie la yitteel fu ñu toll nii ci fàttali ci bis boobu tamit defaale nañ ay ñaan ngir sàkku ci borom bi mu may ñu nawet bu nangu Ndiosmone Alhassane Ba Walfadjri. jaajëf Alassane Ba ñu ngi la sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbise yéen ci xibaaru bitim réew yi soxna Fatou Diouf Faye lañ ci Fatou Bintou Diouf lañ ci àndal bu ñu ci noppee dégte leen xibaaru tàggat yaram yi ak Cheikh Ahmed Tidiane Gomis. ñaari fan rek desandi ngir ñu tëj candidature mu ñeel présidentielle ca République démocratique du Congo fu mu nekk ni parti bi di Front commun pour le Congo di benn plateforme bu bees ba njiitu réew bi Joseph Kabila nag jiite fu mu nekk ni coow la bëri na lool ndax mbirum xaj ak seen dafa am ci lim ñeel candidature yi lee Moïse Katumbi ancien gouverneur bu Katanga moom fu mu nekk ni ña ngi ko bloqué ba léegi ngir bu mu ñëw ngir bindu ci élection présidentielle
présidentielle yi lee ci ab message boo xam ne jébbal na ko réseaux sociaux yi moom ma ngay joxoñ baraamu tuuma njiitu réew bu République démocratique du Congo Kabila ni fu mu nekk ni moom mooy jéem di faagaagal ñi nga xam ne ñoom ñooy adversaire am waaye nag li mu mën a jur ci ay jafe-jafe ci biir réew mi bëri na lool waaye tamit ab menace la ci ni mu ko gisee ci wàllum paix. bu ñu sukkandikoo ci observatoire syrian des droits de l'homme moom ma ngay xamle sax ni force du régime bu Syrie fu mu nekk nii nag ñoom ñoo bombardé ay zone désertique ya nekk ca loxo état islamique nekk bu Suwayda ci sow bu régime ñoom sax jàpp nañ ni yile bombardement ak combat ma nga feggoog réew bu Russie gannaaw ba mu lajjee ci ay négociation ngir mën a bàyyandiku ay lu toll ci ñaar fukki otage civil yoo xam ne léye moom moo leen téye woon ca weer ya ñu weesu waaye nag attaque yu bëri yile fu mu mën buñ ko xaymaalee rek ñaari téeméer ak juróom fukki doomi aadama ñoom ñoo ci jot a ñàkk seeni bakkan démb ci di observatoire syrien des droits de l'homme ak i sax ay média lu ci mel ni Suwayda 24 ñoom xamle nañ ni sax benn étudiant ba am fukk ak juróom-ñeenti at moom la ñu décapité te ki ko décapité du kenn bu dul organisation bu état islamique. réew bu Iran pare na ngir gàttandu ay sanctions américaines gannaaw fan ya ñu weesu rek réew bu Iran ma nga nekk ci guuta bu métti ndax ay difficulté rek la am ci wàllu koom-koomam waaye tamit wàllum nger doon na lu leen sonnal lool loolee tax ba askan wi wàccoon ci mbedd bi di ñaawlu li ni mel waaye tamit li ci mel ni ay grève nemmeeku woon nañ ko ci fan ya ñu weesu ndax askan wi dafa jàpp ni Hassan Rouhani système ba muy doxalee réew mi baaxul benn yoon waaye nag boo otul bi les pression bu yokkuwee ci kaw manifestation yooyee dina métti lool ci réew bu Iran ndax Iran nag boo otul deltu gannaaw la jëm ndax réew bu États-Unis gannaaw ba mu roccee boppam ci accord bu 2015 namm na nag tàmmale li nga xam ne moom mooy sanction ya mu bëggoon amal ci réew bu Iran ndax bu ñu sukkandikoo rek ci kàddu secrétaire d'État bu Amérique di Mike Pompeo moom xam le ni nag réewam dana respecté la mu waxoon ci mardi bi nag danañu tàmbale li nga xam ne moom mooy sanction yile te réew bu Iran boo ottul dana matt loxoom ndax koom-koomam fu mu nekk nii dafa wàcc bu baax. jërëjëf mbokk yi ñu ñëw ci xibaaru tàggat li ci ëpp nag dinañu wax basket li ko waxal nag mooy ci week-end bi góor yeeg jigéen ñi dañ doon jouer li nga xam ne moom mooy championnat li dañ koy door ak góor yi kii di AS Douane bi nga xam ne moo jëloon championnat bi daaw qualifié waat na final pour titre bi gannaaw bi mu demee ca Ndar daan fa ki nga xam ne mooy Université Gaston Berger daan ko juróom benn fukki poñ ak juróom-ñeent kii di UGB am juróom benn fukki poñ ak benn ba tax na ca match aller ba noonu la ko Douane gagné woon fii ci Dakar kon nag Douane dem na final léegi nag mu ngi xaarandi kan lay daje ci final boobule ci diggante Duc ak ki nga xam ne moom mooy Saint-Louis Basket Club ñoom ñaar nag fu mu nekk ni ku ci nekk am nga benn victoire ci sa kaw morom ba tax na démb sax la waa Saint-Louis Basket Club fayu ci seen fayu ci waa Duc daan leen li nga xam ne mooy juróom benn fukki poñ ak ñett kii di Duc am juróom benn fukki poñ ak benn ci jongante boobu defet boobu nag yéena waa Duc ki ko xam ne nag mooy ki leen di tàggat di parfait adjuvant ci micro Gabriel Barbier. loolu la ba pare deuxième mi-temps dañu ñëw bàyyeeku ñu def ñu 22-8 te yooyu dañu daw ci score bi mais après ñu ñëwaat nañ ba ci 7 points ñu ñëw teg leen quatrième quart-temps 8 lancers francs nga rente ko mais kooku tamit boo ko perdee tamit na nga xam ne c'est normal tamit parce que côté boobu moo nekkoon différence bi daal moo nekkoon clé match bi. dal bi léegi boobu comme que am nañ beneen opportunité pour qualifier wu léegi dañ koy dem jouer noppalu ko dem ñibbi oublier match fàtte match bi ma yàgg pour ñëwaat ak xel ak beneen xanaa ci jéem a gagner match bi daal parce que loolu gannaaw Saint-Louis Basket Club bi mu amee ndam ci demi-finalu titre bi ci kaw Duc nag ki leen di tàggat
ñu koy wax Ndiagallo ci micro Gabriel Barbier mu ngi ñëwaat ci match bi. tey kontaan naa loolu si victoire bi ñu am parce que waxoon naa ko ca semaine ba ñu jógee Dakar parce que xale yi bi ñu dig gagné dama leen dajale si vestiaire yi ñàkk nañu tey nañu fàtte match bi donc on va retourner à Saint-Louis ñu préparé wu gagner à Saint-Louis pour dellu Dakar pour qualification bi te defe naa ñoo ngi si bonne voie bi te yàlla dana ko def incha allah loolu la ñu am yaakaar. benn bi loo koy envisagé. liggéey rek liggéey lenn rek moom mooy gagner match yi moom mooy la défense donc daañu xeex parce que xale yi tey loolu laa leen wax amul réserve nañu joxe lépp lu ñu am pour gagner def nañ ko vraiment maa ngi leen di féliciter bu baax a baax parce que respecté nañu les consignes vraiment ba ñu am ndam di sant yàlla bu baax. am ndam ñu ngi sant yàlla bu baax loolu tamit waa Saint-Louis ñu ngi sant yàlla gannaaw bi nga xam ne week-end bi seen week-end la woon góor yi gagné nañu dañuy def bel ak Duc waaye nag jigéen ñi daan nañu Duc jël championnat bi bii mooy juróom-ñaareeli yoon Saint-Louis Basket Club di nekk champion du Sénégal daan nag ki nga xam ne Duc ca stade Marius Ndiaye ca samedi jële ñu génn kii nga xam ne mooy Saint-Louis Basket Club am juróom-ñaar fukki poñ kii di Duc am juróom-benn fukki poñ ak ñaar loolu nag li nga xam ne kii nga xam ne mooy tàggat équipe lii di Saint-Louis Basket Club te ñu koy wax Jupiter Niang ñu déglu ko ci micro Nafi Amar. félicité sama fille encouragé équipe du Duc ñu bëgg que ñu bañ ko aussi dañuy wax ne Duc équipe bu mag la. y a des filles yoo xamante ne des choses expérimentées très aguerries maintenant que les défenses bi li ma ko waxee il fallait ñu am organisation défensive bu baax donc loolu la ñu réussir empêcher leen ñu tirer c'est ce qu'on a réussi ba yàlla bay ñu suturaal ñu am victoire bi. ndax nee na ku naagu te ku naagu kaw la romb la donc bu ñu naagu nañu respecter adversaires yi li ma doon wax rek ragaluñu kenn on craint personne on respecte tout le monde maintenant nañu bàyyi ñu noppalu aussi parce que voyage yi métti na. donc nañ dem noppalu ñu rek après le reste on verra. pour le moment nañu bàyyi ñu savouré suñu victoire tuuti tey ak suba après ñu ñibbi tranquillement à Saint-Louis dès lundi le travail continue pour pouvoir ñu aborder de fraîcheur ak de lucidité. kon nag loolu moo doon Jupiter Niang di tàggat équipe Saint-Louis Basket Club ci jigéen ñi gannaaw bi ñu jëlee titre champion du Sénégal ca stadium Marius Ndiaye xanaa di koy tëjee ak li nga xam ne mooy athlétisme Asaba ca Nigéria la woon ñoom ñoo doon dalal li nga xam ne championnat d'Afrique bu athlétisme yi fa amoon Sénégal nag mu ngi fa yóbbu woon nag li nga xam ne mooy ñaar fukki athlète ñoom ñëpp. dañuy ñibbisi ak loxo neen kenn maanaam amu ci médaille noonu la ñuy ñibbisiwaat mu nekk loo xam ne booy xolaat ñaari championnat d'Afrique a ngi ni Sénégal day ñibbi loxo neen xanaa nag di waajal yeneen championnat d'Afrique yi di ñaan ñu defaru loolu fi rusoon ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant ko gërëm mbokk yi kon ci foofu lee ci la ñuy tàbbi si yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi tey jii benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm UMS di kuréel gi boot magistrat yi mere nañu lool njiitu réew mi Macky Sall Walf Quotidien magistrat yi ña ngay ñaaw lu dogal gu ñaaw te ànd ak boddi konte bi njiitu réew mi Macky Sall jël jëm ci seen atum retraite am ñim ciy nangul am ñim ciy bañal Walf Quotidien waa UMS di kuréel gi boot magistrat yi daal dinañu xamle ne lii di conseil supérieur de la magistrature na muy doxee lëndëm na lool leneen la ñu jot a fàttali ci biir yéenekaay bi ne lu tolloog juróom benn weer a ngi ni waa UMS di sàkku audience ak njiitu réew mi Macky Sall te antogul tontu jawri ngi ñu denk wàllu yoon ci biir yéenekaay bi di Walf Quotidien Ismaïla Madior Fall daal di xamal waa UMS ne bile discours munoon ngeen ko wax fukki at ci ginnaaw Zoom Info daal di ko feelu ne ginnaaw kàddu yamu yëkkati moom Cheikh Bamba Dièye njiital FSDBJ mi joxoñ baaraamu tuuma yenn ci magistrat yi ne dañ leen a ger moom Souleymane Teliko xam le ne kàddu Cheikh Bamba Dièye am na ci luñ ko mun a nangul waaye dafa jaaduwul ku jóg rek yekk
magistrat yi leneen ci ay kàddoom ci biir yéenekaay bi moom Souleymane Teliko njiital magistrat yi xam le ne wute gis-gis yenn ci magistrat yi ci yenn dossiers yi tax nañu leen dëkkal fa ñu dëkkul Zoom info ne ba tey Cheikh Bamba Dièye demul wuy jiwaat dig lank la def keroog ci samedi gi ne tànkam du fa tegu benn yoon te du deltu ginnaaw benn yoon ca la mu wax ne démb bu doonoon tey yooyu le kàddu lay bamtuwaat moom Cheikh Bamba Dièye daal dina sàkku ci askan wi ci élection présidentielle yi ñu jëm def lépp ngir tàqalikook nguuruk Macky Sall Walf Quotidien lu jëm ci convocation Cheikh Bamba Dièye opposition bi fippu nañu daal di taxaw ne ñoom ñëpp ay Cheikh Bamba Dièye lañu waa LD Debout taxaw nañu daal di ñaawlu anam yañu wooloo Cheikh Bamba Dièye ne ana Farba Ngom mi jotoon a fitnaal yekkoon lu mel ni xeme ay kilifa ci administration bi te dara fekku ko ci ndax géwélu njiitu réew mi la ana Mansour Faye mi jotoon a yëkkati ay kàddu yekk lu mel ni xeme juge ne ca CEDEAO xamal leen ne dañ leen a ger te dara fekku ko ci ndax goro la ci njiitu réew mi Macky Sall waa grand parti bu Malick Gakou jot nañoo àddu ci mbirum Cheikh Bamba Dièye daal di xamle ne wóolu gañ ko wóolu ca digg du lenn lu dul bugg a jalgati lii di article 61 bu constitution bi ak lii di article 51 bu règlement intérieur bu assemblée nationale source année règlement de compte am na ci ñaar ci ay jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall diggante jawriñ gi ñu denk wàllu koom-koom Amadou Ba ak Mame Mbaye Niang jawriñ gi ñu denk wàllu tourisme ñoom ñaar neexootuñu ndax ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent ya ñu coow ca Prodac source addi ñu fàttali ne te moo ne de seen diggante duguleet ndax ci atum 2016 ba tey ca la ñu réeroo seen kàddu doonatul benn dem na boy feeñ ci seen dajeb conseil des ministres Walf Quotidien gannaaw ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent yu Prodac xeex ba tàmbale naa tar diggante Amadou Ba ak Mame Mbaye Niang ay kàddoom ci Walf Quotidien Mame Mbaye Niang jot naa seetal boppam daal di joxoñ baaraamu tuuma Amadou Ba mi mu ne lu ji njaak mooma xam le ne lépp a ngi soqeekoo ci jor gi ñu denk wàllu koom-koom Amadou Ba loxoom génnul ci milliards yi lée 24 heures ne Mame Mbaye Niang jot na ca seppi loxoom ne laalewu ca ne lii di xaalisu Prodac newutoon ci kilifteefam 24 heures daal di sampap laaj ndax Mame Mbaye Niang mi le yónni wuñ ko ngir mu faagagal Amadou Ba Birame Seck bu Forum Civil addu ci daal di xamal Mame Mbaye Niang ne monsieur le ministre tooñ nga juum nga lool te sa loxo munta setee noonu ci ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent yu Prodac yéene kabi di Le Quotidien lu jëm ci élection présidentielle 2019 njiitu réew mi Macky Sall jot naa tàllal loxo waa Matam jot na leen dalal fii ci Ndakaaru askanu Matam yeggee nañ ko seen jafe-jafe ci ñàkkum courant jafe-jafe ci njàng meek njàng ci xewum ndaw ñi ba ci wàllu financement yéen cabinet njiitu réew mi Macky Sall tontu na leen xamal waa Matam ne nég leen may leen ma ba ma faluwaat ci bopp réew mi saafara dina am l'observateur ne li am ci yooyu la wote njiitu réew mi Macky Sall xam na ko xam na ne élection présidentielle 2019 kombaam la élection la dal dina danka fukku jéeg politique bi ne opposition bi xamuñu ku ñu amal affaire ci yi la wote yéen cabinet njiitu réew mi def na pourcentage am jot na xayma ca diwaanu Matam ne foofee dina gàddu ndam li ndax téeméeri doomi aadama yoo fa jël téeméeri ya moom la ñu fas yéene woteel ne bu dee ca Fatick ga mu fekk baax ne gën gaa néew téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yaak lu teg moom la ñu fas yéene woteel Talla Sylla ci biir yéene kabi di Libération ne bu deful ndànk njiitu réew mi Macky Sall mun naa dund lool jafe-jafe ci yi la wote ndax ci jamono ji ñaari adversaire la am benn bi di APR mi ko nar a jural jafe-jafe ba ko ñaareel di coalition Benno Bokk Yaakaar mi nar a gàllankoor njiitu réew mi Macky Sall Talla Sylla ne ñaar ñi le ñooy sa adversaire l'évidence daal di am taxaw seetlu ci élection présidentielle ca Mali xam le ne njiitu réew ma woon Ibrahima Boubacar Keïta deuxième tour la jëm ak Soumaïla Cissé maanaam bu deful ndànk bukki ba mat Ibrahima Boubacar Keïta ca Mali mun na ko dab njiitu réew mi Macky Sall mun naa dem deuxième tour te su booba mun naa ñàkk réew mi Dakar Times xëy duñu jukkil pàcc geneen ci rapport Union européenne mu ñeel ñetti fichier électoral yi Sénégal amee ci jamono ji Union européenne di laajte ci ana ban fichier électoral la direction de l'automatisation du fichier fas yéene liggéey ci ana ban fichier électoral la direction générale des élections fas yéene liggéey ci ana ban fichier électoral ci ñiy saytu processus électoral bi fas yéene liggéey yéene cabinet ñetti laaj yi le Union européenne bëgg na cee gindeeku turbine bëgg naa gindeeku ana lu waral Bougane Gueye Dany di déranger Macky Sall ba fépp fu mu bëgg a amal ndaje ñu ne ko déet xañ nañ ko Grand Théâtre xañ nañ ko terrain ñaari tali yéene kabi di laas xëy di ñu dégtal coppite ya am ca Sénéra ne Babacar Touré ma fa newoon daanaka mandaam jeex na beneen Babacar moo ko fa fas yéene wutu di Babacar Diagne ma jiite woon RTS ci jamono yéene cabinet benn fan ci weeru septembre ci la Babacar Diagne fas yéene yilif Sénéra yéene kabi di la Soleil xëy di ñu dégtal njure fi tukkee gum ci financement projet DER yéene cabinet financement yu njëkk yi tàmbale nañu nguur gi jukkee gum na lu toll ci fukki milliards yamu jagleel lu ëpp fukki junni doomi aadama ak juróom jëm ci seen wàllu projet yéene cabinet ci ñooñee jigéen ña ñoo coy ëpp ndax téeméer boo jël juróom benn fukk ya ay jigéen lañu réew mi ko ti ñi faatu ci réewum Sénégal ndax feebaru xol gañu amee maanaam
lim nga takku na lool ndax lu toll ci juróomi téeméeri doomi aadama amee nañu woppub xol te ñu bari ci ñoom laata ñu leen di opéré fekk na mu wees fekk nañu faatu maanaam fukki doomi aadama yu am feebaru xol juróom rek ñoo ca mun a dund te li fi ne ci ay chirurgien cardiaque lim nga tuuti lool ci réew mi yéen cabinet toll na ci juróom-ñetti chirurgien cardiaque ñu dem ci yéen cabinet les échos mi ñu xëy dégtal combat gi war a dox ci diggante Balla Gaye 2 ak Modou Lo yéen cabinet combat gi ni mel tàmbale naa tàng jër te dara xewagul te weeru janvier 2019 jotagul gàllaaj ya tàmbale nañu xarga fuufa ga tàmbale na yéen cabinet ñaari mbër yi ci seen face to face seen supporter am mujjee jàmmarloo keroog ba Double Less dañ ko mujjee rawale ci ab saal Modou Lo daal di bàkku ci biir yéen cabinet ne combat gi ni mel combaam la daal di wax ay supporter am ne nañu nelaw ba yandoor les échos ne Balla Gaye 2 jot na addu ci googule jàkkaarloo xamal askan wi ne bile combat ku gën a féete ndaw moo koy jël ne ku gën a am fit moo koy jël ne ku dàq bëre moo koy jël ci biir yéen cabinet di suñu lamb Modou Lo ne loolu yëpp ci moom la nekk maanaam ci wàllu technique moo ca gën a xarañ te moo ëpp doole te moo gën a féete ndaw Modou Lo ne combat gi ni mel dina wex xat te dina daan kii di Balla Gaye 2 suñu lamb ne Balla Gaye 2 joxe na pronosticam ba noppi ci bile combat xam le ne 2-0 lay doon maanaam daanoon na ko te dina ko daanaat. jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi koy sant ko gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo jàppoon ci xibaar yi bu mu yemb Ajaratu Penda Diallo gi ma fare woon ci xarale gi réalisation soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacke ànd seeg El Hadj Ousmane Sène ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba bon mbokk yi mucc gu sox ci ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal ñu yendoog jàmm